voilà mbokki téléspectateurs yi seetaan seen chaîne bi di M-Media TV ñi ngi am mbégte ak kontaante bu baax a baax di teewaat ci seen plateau M-Media TV ci seen émission bi ñuy tuddee RAS comme ni ñu koy defee à chaque instant di ci talal ndaanaan bu ne di yëngu ci li nga xam ne moo di wàllu musique plus particulièrement domaine bi nga xam ne moo di hip hop tey nag ñu am mbégte ak kontaante bu baax a baax dalal benn jeune talent bu bàyyee ko ba diwaanu Koki Jaga Issa Dieye il se nomme du nom de Barrios mais également di leen fàttali que ne M-Media TV mi ngi seen votre disposition lépp loo xam ne soxla ngeen ko rek ñu jëli ko tegal leen ko ci table bi ngeen di ko savourer normalement donc chers téléspectateurs sans plus tarder dama leen di bàyyi nous allons découvrir notre invité Barrios l'enfant de Koki. Why don't you just listen for a minute? No, I'm ready. Got me one to lose up again. Baby, banga johnny. Baby, what man I got them. See no comment ça va. You're right and go to bed. No, they fool my dara. Who burger than you them. What to particular. No burger to my go. Yo, baby, I'm a mom. Baby, what man I got them. See no comment ça va. You're right and go to bed. No, they fool my dara. Who burger than you them. What to particular. No burger to my go. Yo, baby, I'm a mom. I wanna know you, baby. Fucking go down, baby. Ya puse loco anda yo dagu kebu, baby. Wah malu bangga, baby. Dina go def, baby. Kita redo, cepi cepi julia, mamom. Def lula ne, bumuje. Yi andu subangon. Before the rain, when you ne, asik. Nobel villa. Bagel bila man kisa tu madara homa sa lu madal lo bag madef no amulati kay ma won lu sa bagel baby banga jomi baby wax mananga def sino comment ça va yo rafet go du ben no defu madara ko bëgg ñu dem ma topp di ko le no bëgg du ma go yo baby ya ma mo baby wax mananga def sino comment ça va yo rafet go du ben no defu madara ko bëgg ñu dem ma topp di ko le ma bëgg du ma go yo baby ya ma mo yo ki nga doon ma ñor li nga yor la bëggoon baby girl kaay loo bëgg naa la wax ma no bu ma fi baay ma def ma sa rabi wër na ki di ya rabi ma tàlla samay loxo nga doon sama mare dégg naa la sama mind man nga dirige sama life wan naa la lii ma mën man nga doon ni sama waay Nobel bi la bëggeel bi la man gisatuma dara xawma sax lu ma dal lu bëgg ma def no amul looy tiit kay ma wan la lu sax bëggeel baby ba nga jomi baby wax ma na nga def sinon comment ça va yow rafet nga du fen no defuma dara bu bëgg nañu dem ma topp di ko lee no bëgg du ma gaw yow baby yaa ma moom baby wax ma na nga def sinon comment ça va yow rafet nga du fen no defuma dara bu bëgg nañu dem ma topp di ko lee no bëgg du ma gaw yow baby yaa ma moom baby wax ma na nga def sinon comment ça va Voilà, merci beaucoup. Vous venez de découvrir l'enfant de Koki du nom de Barrios mi ngi noonu ak son bu am solo bi mu duggee muy li nga xam ne moo di Love MC nuyu naa la. ça va maa ngi lay fay di nuyu waa M-Media TV ñëpp di nuyu bépp habitant de Koki di la wane ni que ni Barrios tey dafay teewal di contenter si émission bi ma amal fii ak waa M-Media TV. Voilà, merci beaucoup di la jaajëfal également ci sa disponibilité ci teewaay sa émission bi di RAS laata ñuy tardé ma leen koy waxaat encore une fois c'est un jeune talentueux voilà du nom de Barrios bàyyi ko ba diwaanu Koki Jaga Issa Dieye ñu am ko comme invité fii ci émission RAS wax naa leen ko sànq émission RAS muy émission boo xam ne day regrouper les jeunes talents particulièrement ci li nga xam ne moo di wàllu hip hop laata ñuy tardé Barrios est-ce que bëggoon naa xam lan moo la influencé ba nga dugg ci rap bi. En fait dafa fekk ne hip hop dafa nekk affaire de mbedd
te mbedd dafa nekk loo xam ni dafa yaatu mën nañoo wax que ni nii mbedd bi àll la te àll bi moom fa nga doon gaynde sinon bukki lekk la loolu lañ koy waxee n'est-ce pas te en fait dama dugg si foofu daan geldu daan déglu son old school yi donc duma wax ni new school yi tey moo tax ma dugg si foofu mais old school yi ñi daan def rap bu dëgër bi man ñooñu laa daan get yàgg déglu seen sound peut-être xale laa nag mais dama yàgg get seen sound loolu moo ma imposé ma dugg si rap hip hop Galsen te foog naa ne am naa si place pour loolu. effectivement muy lu am solo également dégg ngeen ko li ko poussé li ko motivé à ce que mu dugg ci li nga xam ne moo di hip hop bi est-ce que mën nañoo xam le nom de Barrios d'où ça vient fan la jógee. oui en fait dañoo nekkoon benn groupe de rap Koki. Barrios man nañ ko woowee Barrios Music mais dama bokkoon ci groupe Barrios Music boobu daan représenté Wiz Barrios tey groupe boobu ku nekk dem ñii ñi ngi Dakar ñii ñi ngi feneen après ma ne man pourquoi pas ma toog continuer Barrios Music boobu noonu pourquoi pas bu ñooñu demee lan moo tax man mënuma toog ma àggale Barrios Music bi. effectivement kon ni ma déggee bëggoo woon rek groupe boobu nekk en faillite quoi léegi yow da nga jël sa objectif mooy nga dundalaat groupe boobu. waaw man dama xool que ni même bu ñooñu demee man war naa mën a toog liñ fi liggéeyoon man ma toog ma àggale loolu noonu. effectivement ñoo ko déggandoo encore une fois wax nga ko sànq li la influencé li la motivé nga dugg ci hip hop bi mais exactement ci kan nga def référence. ci rap bi en fait man mën naa wax ni Case Busy. waaw Busy Gang demoon naa ba nar a bokk si groupe bi Busy Gang boobu mi ngi nekk Rio ñu ngi koy wax Tëngéej Case Busy moom dafa commencé woon a def rap dem bay dafa featuring ak waa Buzz Lab ak dara mais dafa dem bi si biir mu bàyyi mais tey man ma gis ni que ni Case Busy moom rap bi muy def ak talent bi mu am man yaakaar naa ni ñoo bokk même temps après man si moom laa jël référence ma yaakaar man lépp lu Case Busy def man war naa mën a def lu doublé loolu. effectivement ci domaine li nga xam ne moo di hip hop bi di rap bi exactement réellement kañ nga ko commencé entamé ban année. waaw man naa wax ni fin 2018 yooyu noonu laa commencé def samay son melomaan laa woon si game bi dama daan takk samay écouteur di déglu ay son mais nekk ma woon naan damay bind ay samay texte ak yooyu mais daaw laa commencé def samay son ma lancé 2 sons après si laa demee Dakar sama benn son bi si laa ko defee clip mais mën naa wax ni fin 2018 laa commencé dugg si rap Galsen. effectivement fin 2018 2020 2 ans bientôt 3 ans mu nekk ci li nga xam ne moo di hip hop bi bëggoon na ñoo xam aussi tamit bi nga entamé sa carrière li nga xam ne moo di rap naka la ko sa entourage dundee particulièrement li nga xam ne moo di sa famille sa ay parents sa ay proches naka la ñu ko dundee parce que en général dañu xool la majeure partie des artistes bu ñu leen laajee certaines questions nu ñu def ba dugg ci rap bi au début dañ naan seen ay parents nanguwul woon non paa bi nanguwul woon mère bi nanguwul woon mais aussi tamit ñooñu naka la ñu ko dundee bi ngay dugg ci rap. en fait mën naa wax ni que ni méttiwul parce que man dama fi nekk am fi sama papa ak sama yaay te tamit gis nañu que ni ñoom seen doom lii lañ bëgg ñu ñëw que ni fekk si li ma bëgg ñu jàppal ma si gën ma see encouragé mais donc man mën naa wax ni que ni man li may def dañ see ànd ak man. effectivement mooy lu am solo aussi tamit da ciy baax famille bi aussi tamit jàppale la épaulé la aussi tamit comme li ñuy wax l'habitude xale li mu bëgg nañ ko ci jàppale mënoon nañoo xam aussi tamit Barrios est-ce que mi ngi faral di participer ci ay concert wala ay compétition yoo xam ne da koy wan mu mën a wane li nga xam ne moo di talent am. waaw maa ngi dem ay concert maa ngi bëri na concert yu may dem Louga fan yii avant ñuy dugg ci Covid bi nii am na benn dîner gala bu international bu ñu fa defoon ba nga xam ni waa santé la invité woon mi ma foofu noonu pour ma dem représenté woon Dakar daan moo fi nekkee tamit am na yeneen concert yi ma daan dóor même fii nii région de Louga bi bëri na fi ñoo xam ne bu ñu tegee concert dañ may invité ma ñëw représenté foofu noonu sama zone représenté kooki wane may kan. également aussi timit ci sous-région bi yaa ngi participer ci ay compétition fu mel ni ay Dakar Saint-Louis ainsi de suite ndax di wane wu sa talent ci podium bi. non ins bi commencé guñ di bokk ci ay compétition wala dara mais man ren pare naa pour bokk follow up quoi. kon bu ñu la déggee sa parcours ci région bi rek la yam génnagul. waaw mën naa wax ni sama parcours si région bi la parce que nee nañ nit ki lépp looy def que ni fi nga dëkk foofu noonu fi ngay commencé te man
yaakaar naa ne maa ngi commencé fii mais yàggu fi nit ñi àgg man damay àgg foofu noonu. en général aussi tamit dañuy gis certaines personnes yoo xam ne comme sa classe gi ay jeunes yoo xam ne dañuy dugg ci rap bi malgré que par benn laps de temps benn passe-temps est-ce que Barrios ci genre boobu la bokk ñi nga xam ne dañuy dugg ci rap bi benn 2 ans maximum 5 ans ñu bàyyi ko dem seeti waa leneen est-ce que Barrios réellement dafa engagé wu ci rap bi daf ci am vision. donc nit boo bàyyee lu bari pour def dara donc loolu da nga see war a dem ba mu jeex am na ñoo xam ne li nga wax am na ñoo xam ne que ni ñoom ñi ngi dugg si rap ndax seen plaisir wala gis nañ que ni kii mi ngi def rap ñoom ñu ne dañuy dem def rap boobu parce que am nañ si benn plaisir mais man li may def dafa nekk sama bëgg-bëgg dafa nekk que ni loo xam ne man si laa jël suma carrière teg ko si muy musical bi may def. kon maanaam am nga ci vision. waaw jàpp nga ne yow rap bi war nga ci mën a sori war nga ci mën a am loo ci réaliser. man dama pare pour dund hip hop. dama pare pour jël lépp sama lépp teg ko si rap. donc pare naa pour def rap te yaakaar naa tamit bu ma yàlla defalee jàmm du dara moo ma koy yàqal parce que flat loolu laa visionné quoi. effectivement merci beaucoup amis chers téléspectateurs comme ni leen koy waxee yéen a ngi ci seen émission RAS tey ñu am invité bu am solo mu bàyyee ko ba diwaanu ko ki jaga Issa Dieye du nom de Barrios également bëggoon nañoo xam également Barrios comme ni nga ko waxee sànq am nga benn vision ci rap bi yow aussi ci rap bi ban genre de rap ngay def parce que bu ñu xoolee ñii dañuy def hardcore ñii def trap ñii def ainsi de suite yow ci ban domaine ngay yëgu. dama ko bañ ba ne Barrios musique te musique dafa yaatu musique moom lépp mi ngi si lépp li nga xam ne que ni dafa bokk si wàllum talent day yëngu si musique même hardcore bi rap afro trap parce que. bu fekkee da nga ne musique da ngay xool que ni temps bi fi mu toll ak lim laaj yow nga def musique boobu noonu te fii mën naa wax que ni chaque 2 ans 3 ans ak musique ba ñuy def te da ngay xool tamit li nga xam ne que ni boo ko defee moom la nit ñi di déglu yow nga def rap boobu noonu man parewuma pour def benn rap rek mais dama pare pour def musique. da nga pare pour def musique voilà ok ñoo ko déggandoo muy Barrios suñu invité tey ci émission RAS xam naa chers téléspectateurs dañuy bàyyiwaat suñu invité mu demaat sur le podium dugalaatal ñu beneen son en attendant ma wax sama waare si ñu préparé parce que am na ku ñu ma war a jël ci ligne bi Barrios allez-y. No flex Amazon Kigo City Barrios ma nigga ma fi kondal man damay sisu dole madap gësule nga ma jëma jaay king baa ngi nii no flex Amazon City Barrios ma nigga ma fi kondal man damay sisu dole madap gësule nga ma jëma jaay king baa ngi nii Barrios music bul ko laajte sama neem dafa siiw ni Versace bëri buzz bëri bi ne rappeur américain damay chargé sama gon tey la sa jour de yeah amul siisu dil bi man la door a gonde këf sa kóol saf ak safi lu fi indi booy rabu na dem toog ku fi mënu na ma sori Barrios la benn MC moo fi pëdd ku ko weddi nañ la teppi daax la yëngal yor ñu kudd paaka pour la jaru yuxu bu ñu tewee mel ni bu dif ñoo seen rabu demu kudd MC yëpp dawul kudd Barrios te moo fi kudd I am the new king bitch nigga man la boy Barrios koki dënk ko déglu kipse laaj ko bébé girl yi man dama bëri doole looy jaay rabe di mel ne benn mbote naa la dépassé teg fi di lëmbale no flex sama zone Kigo City Barrios ma nigga ma fi kondal man damay sisu dole madap gësule nga ma jëma jaay king baa ngi nii no flex sama zone Kigo City Barrios ma nigga ma fi kondal man damay sisu dole madap gësule nga ma jëma jaay king baa ngi nii Barrios music bul ko laajte sama neem dafa siiw ni Versace bëri buzz bëri bi ne rappeur américain damay chargé sama gon tey la sa jour de we are the tad we are the snap hip hop dañuy rap we nga suñ ko picc di sappe gaay di njàpp ma solu naaj te lu nice de suñ taaj gën suñ xaalis nekk suñ laaj yow suñ bali soit je gagne soit je perds je ne sais pas homme de défendre oh bisou sur la paire on fait des raids de demi-paire on y va à la mer je suis là lumière oh là autre est belle j'ai rencontré de mademoiselle comment qui t'appelle répondu Isabelle je l'ai dit tu es belle que tu vas dans le ciel mais tu ressembles pas musique de Kigo City bitch no flex Amazon Kigo City Barrios ma nigga ma fi kondal man damay sisu dole madap gësule nga ma jëma jaay king baa ngi nii no flex Amazon Kigo City Barrios ma nigga ma fi kondal man damay sisu dole madap gësule nga ma jëma jaay king baa ngi nii bu rab bi di doon arme may chargé seeni gon samay bit dañoo tàng ne métar ki les gon mun ñu bokk fa low man damay xëy di gont rabu démb lañ fi fekk
bu tey ni bomb ku bu la tiktal ne ku bokk gaynde kaas ma fi bees fes yenn MC fis war sama fas armé woo kamikaze ba def musique boo ko dégg bu ko laajte déggal li nga dégg naa ñuy wax naan du ma rap ñooñi di wax doo si gis ku ma daap indi nga fi lu ne man ma yàgg a jàppe dégg côté sama rap ba dégg ku si amul dégg bare yos la boy ba ndaw moo fi bees fes fi ñi ga yéen ñëpp MC dégg daal di gën a rek digga mën a rap laa def dooroot ma fokki ni ga jeune king bi ci baa ngi ni la ni ga non flex sama zone ki ko siri bari yos ma ni ga moo fi pëndal man damay sisu doole ma dab lu si weer nga ma jëm a jaay king baa ngi ni non flex sama zone ki ko siri bari yos ma ni ga moo fi pëndal man damay sisu doole ma dab lu si weer nga ma jëm a jaay king baa ngi ni non flex sama zone ki ko siri bari yos ma ni ga moo fi pëndal man damay sisu doole ma dab lu si weer nga ma jëm a jaay king baa ngi ni. Voilà, merci beaucoup encore une fois chers téléspectateurs M-Media TV ba tey ci seen émission RAS wax naa leen ko sànq ñu dalal benn jeune talent du nom de Barrios dëkk ba diwaanu Koki Jaga Issa Dieye Barrios ñu ñëw ci première son bi nga duggee muy Love est-ce que mën nga ñu ci wax. waaw en fait love bi son love bi dama ko bind parce que yaakaar naa ne ins bi ñi si réew mu toll gis nañu que ni du ma la wax mag ñi mais jeunes yu bëri lu ñuy dund mooy amour te en fait mu nekk loo xam ne que ni boo ko defee nit ñu bëri dinañ déglu son boobu noonu loolu moo ma imposé ma ne pourquoi pas man ma bind son love bi nii. looy wax ci biir son bi. waaw son bi en fait mi ngi nekk benn cover Queen Jane léegi son boobu noonu léegi ma ne en fait xaaral man son bii nii pour ma bind ko di wax que ni si genre relation yi parce que en fait ñun gis nañ léegi que ni relation yu bari lu ñuy dund mooy daw daaxi te ins bi nii peut-être mën nga nekk xale mais xale nekkul loo xam ne que ni dafa nekk ci taille mais mën na nekk dans l'esprit moo tax ñu ne mag nekkul si taay mag si xel la quoi waaw loolu tax may wax que ni relation yu bari tey bu ñu demee bay dund nañ ko dundee par amour. également aussi son bi nga fi kii léegi muy représente. en fait no flex bi. waaw en fait son no flex bi dama nekk kooki di def rap yàgg dégg am ñu naan que ni booy bi ci hip hop bi da siy dugg nii mais du si dem fenn après son bi c'est laay titre son bi mi ngi tudd no flex boo ko déggee mooy amul yàqalaat sama zone daal. amul jege sama zone amul dara après man si laay wane sama bopp si biir kooki wan leen ne man maay kan pour ñu xam ni man li may def nii dama pare pour waa kooki pare dund hip hop pour waa kooki te en fait. dama leen wan que ni yàggum que ni doomu kooki dinañ ko séntu fu sori si biir rab bi moo tax ma bind son boobu daan ne no flex sama zone kii ko siri mooy kooki. kon également day wane ba tey engagement bi nga xam ne am nga ko envers li nga xam ne moo di hip hop bi. waaw mën naa wax ni que ni day wane que ni si engagement bi nga xam ne am naa ko si rab bi parce que nit booy def benn affaire ñu bari ñu naan kii de li muy def mi ngi koy def ndax lii dañ see war a dem ba mu jeex. te tamit dañoo war a di gis ngay def loo xam ni que ni à chaque instant ñoom ku ko déglu war ngaa xam ni kii man lay waxal si biir son bi parce que man maa ne woon boobu du dem lii wala la. effectivement voilà merci beaucoup encore une fois bu ñu ñëwaatee ci li nga xam ne moo di sa entourage sa encadrement est-ce que Barrios seul moom mooy demal boppam. la Barrios am na manager am na benn équipe bu nekk ci ginnaawam. waaw en fait man naa wax ni pour l'instant man maay dem man kese ak sama manager. sa manager mooy mi naan ko Matar Thiam sëñ Matar Thiam. waaw moom. koy nuyu de passage. waaw maa lay solo en fait man ak moom sax ñoo ànd nii. mais bëri na ñoo xam ni que ni tey mën naa wax ni ba may doog a commencé métti woon na mais inspi ñi ngi ma commencé di ma jàppale lu si mel ne sama waa koñ ay DJ du ak ñi si mel ne ñeneen waa bañ lal bi ak booy yi nga xam ne que ni ñoom ñi ngi kooki tey pare nañ pour jàppale jeune bi nga xam ne moo nekk kooki parce que gis nañ que ni nii ba ma commencé def foofu rap bëri na am na booy yoo xam ne que ni ñi ngi commencé intéressé si biir rap bi kooki foofu noonu bëgg nañ ko def parce que amuñu ñi nga xam ni que ni ñoo leen di jàppale mais gis nañ que ni man ba ma commencé def di fa dóor samay concert plein air peut-être boobu noonu enregistré guma ay 200 300 sax mais dama doon def concert plein air pour booy fa nekk ñu ñëw playback daal di dund hip hop kooki bi maa ngi soo love ñëpp également bu ñu ñëwee ci diwaanu kooki naka la ngeen dundee rap bi foofu est-ce que y a des jeunes talents yoo xam ne ñoom aussi tamit ñu ngi intéressé ci rap bi. waaw
kooki mën naa wax ni am na ay jeunes talent yoo xam ne que ni mën naa bañ a wax sax ñoom intéressé nañ si rab bi kese mais talent dafa yaatu li si nekk dafa bari trop te talent jeune kooki ñoom bëgg nañoo dund rab bi mais dañoo amul li ma wax léegi dañoo amul ñu leen jàppale parce que tey jii ñun jeune bi nekk kooki waaw war nañoo mën a am benn studio boo xam ne que ni fa lañ enregistré suñuy son mais tey da ngay préparer bind say son ba pare que ni pour nga enregistrer ko problème lay doon parce que foog nga déplacé wu dem ba LG te am na boo yoo xam ne que ni loolu lépp du leen si fekk daal loolu moo tax que ni ñu am na booy su bëri yoo xam ne ñoom intéressé wuñu si rab bi parce que tey bu fekkoon dañoo am benn studio boo xam ne que ni daf ñoo jege kooki du ma la wax man ak ñeneen mais dina bëri ñoo xam ne que ni tey day jóge yeneen dëkk ñëw ba kooki di prix foofu seen son bu ko defee doom kooki dañ si yëg seen bopp si rab bi bu baax. également aussi bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moo di wàllu texte yi est-ce que Barrios en tant que tel mooy bindal boppam ay texte wala am na ñu ko ciy jàppale. par manager am. en fait mën naa wax ni que ni man sama texte yi man maa koy jëwal sama bopp. waaw sama texte yi moom du beneen xelu nit bu may utiliser lu dul sama xel. ça prend du temps texte yi boo koy bind day jël temps day durer. waaw ça prend du temps parce que rien n'est possible il fallait que ni texte nekkul loo xam ne que ni da ngay ñëw nii rek bind non mais dafa am ay lijjanti si biir da ngay wane que ni lii de su ma ko bindee tey bu ko nit ki bu ko kii déggee war na see mën a gis lii waru see mën a gis benn faute wala dara texte yi ma jël sama temps bi nekk sama bopp gaaw moom dina metti trop mais ni ku nekk booy dem ak sa xel yaakaar naa li nekk sa bopp moom boo ko génnee rek ça va faire boum. voilà merci beaucoup encore une fois ba tey bu fekkee sama régie kii na rek bu fekkee sama régie pare na ñu am ku ñu ma dugalal ma am ku ma jël ci ligne bi salaamaaleykum. oui salaamaaleykum. sëñ bi nuyu nañ la. waaye ça va ci loolu. mbaa yéen a ngi ci jàmm. waaye ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. DJ MC xam nga ki ñu nekk ci ligne bi. waaw dafa mel ne DJ Dou la de sama juumul. voilà également merci beaucoup DJ Dou. oui. l'homme de mix. oui. nuyu nañ la ziar la. delloo ziar ça va si loolu. mbaa yéen a ngi ci jàmm. waaye ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. voilà tey fii ci plateau M-Media TV ci seen émission RAS dañu dalal benn jeune talent benn daanaan bàyyi ko ba diwaanu Koki du nom de Barrios. oui waaw baaw. voilà ñu bëggoon rek xam ay témoignages yoo def ci Barrios kan mooy Barrios. sur le plan rap. en fait pour wax la benn affaire. ku bëgg affaire bi la quoi ku bëgg rap la. ku gëm rap la. aussi ku nangoo sonn ci rap la quoi. waaw parce que soo xoolee déglu ma woon émission bi commencement bi ba léegi sax pour mën a def briefing bi mais. depuis man bi ma ko xamee ba léegi. xaw na yàgg. ak lu mu nekkee xale noonu mais depuis boobu ba léegi si mouvement bi laa ko xam si rap laa ko xam. il paraît que ñu ngi wax ne yow yaa ko yar. man maa ko. yar. waaw maa ko yar loolu moom c'est vrai quoi. mais man ma koy fekk di ko yar tamit dama ko fekk mu nekk ci rap bi kon ça veut dire que de tout petit. ci la bëggee affaire bi quoi. waaw ci la ko bëggee quoi mais. bon en fait daal pour wax la si moom dara mooy. il est tellement talentueux. waaw loolu moom xam naa ko ci moom parce que y a pas mal de gars yu ma koy booleel ku si mel ne ay DJ Xaali wala ay yeneen mais à chaque fois. ba ci DJ Talla bu Louga képp ku ma ko booleel su daf may jëlaat appel. xamal ne ma carrément booy bi. il est talentueux ba pare ku bëgg li muy def la. également ci loolu aussi tamit est-ce que yéen a ngi koy accompagner di ko entourer. ah non loolu moom je pense que ne moom war na leen ci mën a wax quoi parce que man moom su may nekk ak nit ki li mu bëgg rek ci laa koy jàppale. jàppale bi mënul weesu tey jii doxal ko ay connaissances yi xam nga defal ko yenn link yi ak yenn gars yi nekk ci kaw pour mu mën di jàll parce que loolu mi ngi noonu caameen mais je pense xam naa informé gu ma ko sax mais semaine prochaine sax. dafa war a dem ak Njàmbur FM ak jigéen Mika. waaw donc kon ñun ñu ngi si liñ si mën duñu ménagère am quoi nag mais liñ ci mën ñu ngi koy dox. après jox ko mu wax ak ménagère am boobu booy caam kooku mooy kooku link ak ñooñu quoi. waaw mais en fait daal pour wax lu dul dañ moom mooy. ku bëgg li muy def la ku ko gëm la. et puis am na ci avenir quoi.
également aussi tamit lan nga koy conseil en tant que jeune talent puisque day doog a débuter li nga xam ne moo di carrière rap te yoon bi gudd na moom aussi tamit wax na ko am na ci benn vision am na ci benn engagement bëgg na relever li nga xam ne moo di défi li nga xam ne mooy rap bi lan nga ko ciy conseiller. non li ma ko ciy conseillé mooy mu gën a revoirat quoi maanaam revoirat mooy ça veut dire chaque son bu génnee moom dina am lu mu ko ciy wax man dina am ñeneen lu ñu ko ciy wax côté amélioration wala côté lu mu bàyyi wala dara moom je pense que ni moom xam na ko te aussi prochaine sortie bi vraiment dina ko gën a firndeel quoi ngeen xaar ko bu baax a baax waaw su fekkee album son bi passé tamit single bi je pense war na leen ko clip bi c'est bien son bi c'est bien mais comme li ma ko waxee il faut que ñu gën a élever niveau bi quoi waaw parce que am na bu dee talent bi am na fa bu nekkee bëgg-bëgg bi am na fa bu fekkee texte yi riche na donc kon lii des je pense que ne tuuti la rek ñu koy pousse après mu gën a dem quoi mu gën a dem. Voilà merci beaucoup encore une fois DJ Dou l'homme de mix aussi tamit dëkk ba diwaanu Koki di ko jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ne interview bi nga xam ne def na ko MC yaakaar naa dégg nga li DJ wax. waaw DJ moom dama yàgg ak moom. DJ moom borom baax la parce que li may def nii. tey mën naa wax ni que ni moom dooleel na ma si lu bari. parce que su may pris sama son sax moom moo yëkkati xaalisam. boole ma ak DJ Tall ma dem ba Louga mu pris samay son donc aw ma fayam daal aw ma fayam ndax borom baax la mu wax dëgg. bu ñu ñëwaatee ci li nga xam ne moo di wàllu texte yi ak wàllu prise de son yi d'habitude say son fan nga koy kii Louga wala Dakar wala. Louga laay prise sama son si Elzo Pro. Elzo Pro waaw si digital foofu laay prise samay sound. foofu ngay prise say sound bu ñu ñëwaatee ci li nga xam ne moo di question yi waxoon naa ko sànq la majeure partie des jeunes bu ñu duggee ci rab bi duñu ci yàgg benn laps de temps la ñuy def bàyyi dem seeti leneen yow aussi wax nga ko nee nga da nga jël engagement jël détermination war a am foo jëmale hip hop bi seetlu na ne aussi tamit hip hop bi jamono yi ñu nekk dafa xaw a nu mu tuddati dafa xaw a jaxasoo est-ce que relevé boobu nga bëgg a défier est-ce que ça prend du temps du yomb de. non man na yomb mën na bañ a yomb. parce que koo xam ne dafa jóg daan ne man rab laay def. mu xool que ni li nga xam ni moom la grand yi def mu ne moom la bëgg a def moom yaakaar na ni que ni ñooñu luñ def war naa mën a def lu ko raw. te man dama pare que ni lu ñooñu def. man foog naa ni que ni war naa mën a def lu ko raw bu dee talent bi mi ngi fi bu dee tamit bëgg-bëgg hip hop Galsen bi mi ngi fi. bu fekkee tamit bind ay textes yu riis rek pour nit ñi déglu ko tamit mi ngi fi. mi ngi fi kon daal talent bi macha allah. waaw mi ngi fi alhamdulilah. instant yi mën nañu wax Barrios yi ñaata single la toog. waaw ins bi defagul naa mën naa que ni diggante bi ma fi libéré en tant que problème studio 2 single laa defagul. waaw mais am na benn EP bu ñuy waajal job. benn EP mi ngi nekk 400 yoo xam ne que ni après ñu ko bëgg a représenter foofu noonu Koki. voilà merci beaucoup diggante 2018 ba 2020 yaa ngi ci 3 singles n'est-ce pas. waaw non 2 singles laa def. 2 singles ak benn clip waaw. mais en laps 2 ans ci nga def 2 singles est-ce que yaakaaroon ne loolu kiiwul. non nekkul perte de temps parce que problème prise comme li ma la waxoon rek. il fallait que ni da nga jóge ba Koki. dem ba Louga prise son ak problème de xaaj bi mais bu fekkee texte yi ñun yaakaar naa li ma bind si texte waxuma la mixtape mais war na ko mën a ëpp. li nga bind ci texte takala macha allah bari na mais le problème en est que mooy prise bi daal. waaw problème du prise lañ parce que ñun bu ñu amoon studio boo xam ne que ni moo ñu gën a jege yaakaar naa ne à chaque instant si lañu affaire bi si la ñu gën a yomb tey boo gisee yenn rappeurs yi nga xam ne que ni ñoom dañuy jékkaag chaque une semaine chaque 15 jours ñu def benn son parce que day fekk ne ñoom dañoo nekk si benn label te ensuite studio da leen a jege à chaque instant ñu ngi studio yi mais ñun tey buñ dee job suñu néeg lañ nekk suñu paree liggéey après da ngay am problème pour déplacer wu dem ba Louga di prise son. effectivement bu ñu ñëwaatee ci wàllu hip hop bi gis na ne la majeure partie seen hip hop seen rap dañuy clash rek tout le temps dañuy clash est-ce que Barrios moom mi ngi ci catégorie boobu. waaw classe dafa bokk si foofu. classe dafa bokk si rap mënul ñàkk si rap mais que ni nekkul que ni à chaque instant da nga war a clash non da nga war a di def loo xam ni que ni moom la nit ñi di dégg classe nag mënul ñàkk si rap parce que dafa bokk si rap fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi. voilà effectivement voilà merci beaucoup encore une fois chers téléspectateurs waxoon naa leen ko au début yéen a ngi ci seen émission RAS tey ñu am invité de marque muy Barrios l'enfant de Koki ñu bàyyiwaat ko rek mu yéegaat ci kaw podium bi voilà bu ko defee ñu getaat beneen sound
See. One, two, represent. Yeah, yeah, yeah. Guy, feet, you represent. Represent, but yes, my feet represent. No, 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 no. Sama side that you represent, yo. One, two, represent. Yeah, yeah, yeah. Guy, feet, you represent. Represent, but yours must be represent. No, 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 no. Sama side that you represent, yeah. Okay. Kinga bañ daf ma bëgg ma bañ la bëgg ko. Kooki benn bopp mënuñu ko xar ñaar. Mag xale ndaw xaj nañu dóorandoo. Nañu àndoon benn daal di gëwandoo. Li ma yëg sama xol man de maa ko xam. Doomu kooki nañu àndoon benn waay. Nañu ànd génn faat daal di wuti job. Bu ko def sa waa gàlle daal di mën a job. Sama saat sama diwaan sama wéeruwaay. Kooki njaga isa jëye sama dëkkuwaay. Dëkk diine dëkk lislam dëkk yaasalaam. Fii mooy kooki dëkku alxuraan. Ak bëri bàyyi faal cant everyday. Sant sëriñ Maguette yàlla ki lay fay. Suñu maam Maxtaar mooy ki ñu aar. Def sa ñun bépp araf ba ñu xàmme ba mën pour represent. Yeah, yeah, yeah. Kaay fii ñu represent. Represent doom kooki ma fi represent. No, 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 no. Sama saat la ñu represent, yow. One, two, represent. Yeah, yeah, yeah. Kaay fii ñu represent. Represent doom kooki ma fi represent. No, 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 no. Sama saat la ñu represent, yow. Okay. Doomu kooki fu mu dem ñëpp xamee ko. Li ñu war mooy ki ñu doon di wane ko. Doon benn bopp rek ñëpp wane ko. Kuy néew di doole rek jàppale ko. Koo foog ni yaa ko tànne dimbali ko. Kooki si kanam ñëpp joxe ko. Bañ a déglu fii benn waxi see ko. Suñu politique see yi fi tag rajo. Kooki njaga isa jëy dëkk benn gaar. Sama saat dëkk doo ko xar ñaar. Déggoo fu bañ ville doon benn bopp ñëpp ànd tranquille ginnaaw raay jàppoo ànd jàppoo kooki doon benn ñëpp ànd manko jëfal fi suñu maam yi bàyyi ñu defee ndigal da ñu tàyyi si voilà mu nekkoon son bi nga xam ne moo di represent represent kooki. waaw en fait mooy represent kooki muy nouveau single. muy nouveau single boo xam ne que ni en fait dinañ ko am d'ici semaine bi wala semaine bi stop incha allah. represent kooki est-ce que mën nga ñu ko décortiquer. waaw represent kooki mooy en fait son bi nii dama ko bind pour dama fay taxaw pour représenter sama town pour nga xam ni yëkkati kooki te biir son bi maa ngi si wax que ni pour kooki gépp daal ñu xam ne ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp kooki moom boo ko déggee xam ni kooki dëkk lislaam la mooy kooki dëkk alxuraan la waaw am na ay ñoo xam ne yu bari na yoo xam ne daal mi ngi kooki. effectivement histoire la ci Sénégal nga xam ne moo di kooki mais Barrios bu ñu xoolee sa style par rapport ak yeneen rappeurs yi dafa mel ni sa style xamul kii de te bu ne rap moom mooy loolu dafa war a xaar. waaw rap bu xàkkoor bi lañuy wax ci dafa mel ni da nga xaw a di quoi di saral noonu son bu nekk ak li mu laaj. tey bu fekkoon dama yëg def rap bu xàkkoor bi. tey moo yëgee sur scène damay def rap bu xàkkoor bi. effectivement donc kon son bu ne ak la mu laaj. son bu nekk ak niñ koy yëgatee sur scène. voilà effectivement ba tey comme ni ma leen ko waxee yéen a ngi ci seen émission RAS ànd ci ak nga xam ne moo di DJ Saka Babs tey ñu am invité de marque bàyyi ko ba diwaanu kooki jaga Issa Dieye di nom de Barrios bu ñu xoolee dafa mel ni sa tour nga décortiqué de. waaw Barrios waaw wax naa la sànq Barrios bi fu mu jógee ñëw yëpp. voilà merci beaucoup sans plus tarder kon bu ko defee lan ngay conseiller ñi nga xam ne moo di seen talent yi di yëngu tey ci wàllu hip hop yi. waaw di doog a door. en fait bu fekkee nit da ngay def dara di
di ko def par gis naa kii di ko def xaar ma def ko booy woo nga teel koo bàyyi ndax xam ni doo si dem fenn affaire de toppandoo quoi. waaw affaire de toppandoo te nga teel koo bàyyi xam ni doo ko def bu fekkee rek da nga ko def ngir bëgg-bëgg def ko ngir sa avenir dama lay wax que ni fekkee jeune talent nga nangoo sonn si affaire bi fuñ la woo concert même buñ la joxul dara yow na la jara nga génnee sa poste nga dem concert parce que concert yi si la nit ñi bari si lañ lay xamee en fait ngay bind say textes yi di imposer wu di génnee sa bopp di def parce que nee nañ que ni loo génnee sa poste def rek après loolu moo lay fay. effectivement yaa ngi koy wax sànq ne problème mu studio moo leen posé fee ci Koki est-ce que loolu tamit le fait que ngay quitter Koki di dem Louga wala ngay dem dans d'autres régions di prise ay son est-ce que loolu bu yàggee du la décourager loolu. waaw non su ma doon décourager loo génn naa bu yàgg parce que métti na trop ngay def benn affaire bu noppi amoo ku la jàppale à chaque instant ngay déplacé wu Koki di dem ba Louga di fa imposer wu di fa prise say son mais tamit ñun gëm nañ yàggum ñun danañ am studio boo xam ne que ni Koki lañ fay nekk parce que ñi ngi si lijjanti boobu ñu am suñu dëkk benn studio boo xam ne que ni door ñu sonn di génn di prise fenn suñu son dañuy toog Koki fi ñu dëkk ñu fay prise suñu son. Voilà, merci beaucoup encore une fois wax naa leen ko sànq muy Barrios di un enfant talentueux passionné de hip hop bàyyi ko ba diwaanu Koki jege Issa Dieye également bu ñu gisee la majeure partie jeunes yu bëri bu ñu commencé ci rap bi dañuy bëgg di wane li nga xam ne moo di seen talent di jéem a participer ci yenn grand concert yi di participer ci li nga xam ne moo di yenn compétition yi wax nga ko sànq nee nga depuis que nga commencé sa carrière ba léegi génn goo li nga xam ne moo di la région mais quand même yaa ngi ci sa bopp un jour viendra que nga génn participer ci concert yi ak ci compétition yi. waaw du ma wax un jour viendra ma participer ci concert yi mais dama pare dem pour bokk ci label yu mag yi. parce que nit ki moom li ngay job rek moo lay fay te tamit boo gisee nit di yëngu ci benn affaire mu leer na ne kii nii li muy def mën nga ko yow jarul nga dem imposer wu parce que dina am ñoo xam ne ñoom ñoo lay gisal sa bopp soxlaale seen bopp. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs l'émission tire à sans fin bu ko defee ñu bàyyi walla nga demaat ci scène cette fois-ci freestyle la bëgg de MC. waaw mën na nekk loo bëgg rek. est-ce que Barrios taxaw na pour freestyle. waaw loo bëgg rek pare nañ si. voilà kon ma ànd ak nga xam ne moo di DJ Nova nga freestyle ma ci lettre M. waaw mën na nekk. ah allez-y. Si, rise. Okay, nigga, yeah, bitch. Si. So. Okay, mata na yàgg na dëgg sa gémmiñ ñu fa ko du yóbbu ko dund boy. MB ju ko di nem bi MB yëkkat sa gem bi man rek na ma fi nekk fi amatu mama ñu bokk fi yuuxu sa nem nga yëkkati boy bi na nekk si rab bi maa ngi doro ay moo em tey ma lekk sa mem yokkatu nañ ma ba fi meew ndax amatuma tey ma fekk bees maa ngi émission Eras damay def lu nice teg si bit ngay dive ndax ama lu may virage tey ma claté sa deal ndax maa ngi émission Eras tey fi lépp lay raay ndax amatuñu may fay so so yeah duma tëkk léegi ñii duma seen maas gémbi bu doon school doo noo si classe maa ngi flow courant ñëpp lay maas every time maa ngi jox fag dimanche maa ngi émission fii moom Eras tey lépp leer bat leen nice ndax amatuma li may sol la nice lu ma def boy MC lay dice ndax amatuma temps dama nekk si yoon every time maa ngi sëg di job bul ma tëkk léegi ñii duma seen maas gémbi bu doon school doo noo si classe maa ngi flow courant ñëpp lay maas every time maa ngi job maa ngi dimanche so yeah, oh, yeah, so, nigga. Okay, dama bigg sa game, yokku sa nem, tey fi fi yëpp la fat, dugg sa game, yokku sa nem, MC yëpp la nara fi kill, dama du meew, amatu temps, dañu ne nekk sa yoon nga kill, bul ma tëkkalee ñii dama seen lef, ndax dama dugg sa game si game, dama dugg sa game, classe sa deal bi yokk sa fit, boy, doon dafa bu crazy. Easy, watch your baby girl. So. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup encore une fois, mesdames et messieurs. C'était votre émission RAS. Nous avions comme invité Barrios qui nous est venu de Koki Jaga Issa Dieye. Barrios, avant ñu terminer rek yaa ngi ci ñaata vidéo. waaw benn vidéo laa defagul. benn vidéo nga defagul mooy son Noflex bi. waaw mooy son Noflex bi maa ngi ko defee ba Dakar. également kon chers téléspectateurs di ngeen ko mën a am ci fi nga xam ne moo di M-Media TV muy Noflex. DJ ñu ngi ci njeexintalu émission bi ce mot de la fin ak lan ngay tàggatoo. waaw en fait maa ngi leen di solo fi yéen waa M-Media TV waa RAS di kontaan si invitation bi ngeen ma def parce que da ngeen fee nekk que ni boo leen gisee benn jeune di def benn affaire tey day baax ngeen koy invité genre émission yu mel nii parce que nit ñi xam ko si lu bari. tamit maa ngi solo waa Koki yëpp di solo sama ménagère Thiam bi ma ànd ak moom jóge fii ba Koki te maa ngi bëggee sama waa koñ parce que tey ñoom jàppale nañ ma su lu bari li ñuy def di bëggee waa Koki yëpp nga mag ak xale di leen wax que ni seen doom moo pare pour def rap nañ ko si jàppale daal. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup également yow tamit Barrios bàyyi ko ba diwaanu Koki ñëw fii ci li nga xam ne moo di émission RAS fii ci M-Media TV. Voilà, chers téléspectateurs ñu am mbégte ak kontaante bu baax seen émission RAS la woon fii ci M-Media TV ci présentation bi DJ Saka Babsu di remercier également équipe technique bi nga xam ne ñoo jàpp ci émission bi fu ci mel ni sama caméra woman di mademoiselle Daway Seck sama technicien yi ala Ous Ndaw technicien ak ki nga xam ne moo di DJ Nova également aussi tamit di remercier ki nga xam ne moo di DJ Bobsu Junior voilà Grand Pro Maf voilà di remercier également ñi nga xam ne moo di waa diaspora bi suñu collègues yi nekk foofu DJ Ouz ak ki nga xam ne moo di Ndaw Pro di leen remercier encore une fois mais di leen wax ngeen continuer abonné ci li nga xam ne moo di chaîne YouTube bi mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification également ci Instagram bi ñu ngi foofu ak li nga xam ne moo di Facebook bi ngeen man ñu am li nga xam ne moo di ay suñu programme di leen remercier encore une fois di leen jox rendez-vous prochainement ciao bye bye